mbooloo mi nga xam ne ñoo teew fii ngir teertu suñu maire muy Ablaye Baldé waaw di nuyu monsieur le maire Ablaye Baldé bu baax a baax de am kontante ci mbooloo mi nga xam si ni tey ñoo teew fii ngir teeru monsieur le maire Ablaye Baldé man nag samay kàddu dama koy jëmale ci ñi nga xam si ni tey ñoo nekk fii ci dëkk bi di jaay fëgg jaay ca yàlla def ma nekk ci seen njiit
di sant bu baax Serigne Kassé mi nga xam ne ginnaaw yàlla tey moom mi ngi ñu boot jàppale ñu am yërmande ci ñun di ñu jàppale ci lépp lu nga xam si ni moom lañ bëgg ci biir dëkk bi. kon nag li may wax monsieur le maire Ablaye Baldé ñun de bu doon ñun rek la mën ngaa dem tëdd ca xam ne gañewaat nga maire bi ndax nag ñun ay commerçant lañ ñun la waa dëkk bi di ñëw ci suñuy place ñu lay campagne lu nga xam ne xamoo ko ca yëgoo ko ndax jàpp nañ ne sab toogaay mooy li nga xam si ni mooy sunu njariñ ñun ndax yërmande ji nga xam ne moom nga am ci ndaw lu nga xam ne mooy liy wut bu la neexoon tey fa nga xam ne fa lañ nekk nga buub ñu ñun ñàpp jële ñu fa waaye dañoo xam ne dañuy wut ca nga am yërmande ci ñun bàyyi ñu fa loolu ñu ngi la koy sant di la ko gërëm dañoo amoon nag ay kaddu yi nga xam ne dañ ne woon dañ la koy wax nga àggale ñu àggale la ko dañoo am benn ñaari solution yu nga xam si ni bu ñu sañoon nga jàppale ñu ci jàppale boobu nag mooy lan fi ñu taxaw ñun di fa liggéey ku ne xam ne aw yoon la waaye sa yërmande moo tax nga bàyyi ñu fa léegi dañoo amoon ay conditions yu nga xam si ni boo ñu ci mënee jàppale ñun pare nañ pour fi fépp foo ñu woo ñu fekk si la fa muy canal yi nga xam si ni mooy nekk ci biir marché bi muy canal bu mag bi ak canal bi nga xam ne moo nekk ci pharmacie bu fekkee ne mën nga ñu koo kuuleel tegal ñu fa ay cantine ñu xool la nga xam si ni chaque weer moom la ñuy mën a def loolu moom bëgg nañ ko ca bëgg nañ tamit bu la yàlla dimbalee ba nga jotaat mairie bi nga defal ñu lu mel loolu jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché bi di jaay ay lujum nga xam si ni tey am nañ yéene bu nga xam si ni ngir bëgg laa falaat ndax yërmaane ji nga am ci ñoom kon lii daal mooy suñuy kaddu bëggoon nañ boo nekkaatee kii bi lii nga xam si ni moom la wax nga defal ñu ko ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm jërëjëf. jërëjëf kontaan naa ci jigéen ñi waaye balaa may tàmbale wax ji damay nuyu monsieur le maire Ablaye Baldé di nuyu docteur Moussa Diédhiou force tranquille di sama càmmiñ mooy nuyu Amika di ko nuyu bu baax di nuyu jigéen ñi jigéenu marché Tilène marché Boucotte marché Escale Baneto juróomi marché yëpp nuyu naa leen di nuyu Angélique Manga sama xarit sama soppe gis naa mobilisation bi kontaan nañu waaye monsieur le maire boo tëddee nelawal parce que fii yaa fi moom ñun yow lañu xam yaa defar dëkk bi fii ku fi xamoon bu jëkk boo ko gisee tey nga xam ne changement am na monsieur le maire changé nga dëkk bi jàppale nga commerçant yi dëkk bi lëndamul dëkk bi tali yi baax nañu yaa ngi ñuy jàppale heure buñ la woo nga wuyu ñu heure buñ la soxlaa rek nga ubbi sa buntu yow yaay maire boo xamante ne kenn du sonn pour audience heure boo ñëwee Ziguinchor da nga bëgg sa dëkk ba pare du hasard nga ànd ak Moussa Diédhiou ak Angélique parce que ñoom fii lañu am ak Doudou Ka fii lañu am waaw amuñu feneen fu dul Ziguinchor moo leen ñor yéen du ngeen politiciens yoo xamante ne dañuy toog ba ñu am soxla ci dëkk bi ñu ñëw di wax di dig nit ñi te amuñu 1 franc lu ñu am rek dañuy cotiser jox leen yéen melu leen noonu waaw yéen da ngeen bëgg a dëkk bi di def ci dëkk bi jàppale jigéen ñi gis nañu lu nga def ci ñun gis nañ ko xeebuñu ko dañuy kontaan di la ci sant bu baax di la gërëm de 23 janvier jigéen ñi na ñëpp génn carte baa ngi nii ñun ñëpp nañu génn dem voté bu soobee yàlla voté bii yaa fi toog ñi nag yow ba palais de la république waaw te dina am waaw yow la ñu bëgg yow la ñu xam yow yaa ñu yërëm waaw maa ngi nuyu délégation monsieur le ministre Doudou Ka mënuñu ko fay jigéen ñi kontaan nañu ci moom gis nañu lu mu defal jigéen ñi te grâce à Ablaye Baldé moo tax loolu yëpp am ñun jigéen marché yi jox nañu 20 millions yoo xamante ne ñun jigéen yee ko moom yuuxu leen loolu tàccu leen loolu waaw pour jàppale jigéen ñi ñu kontaan ci moom grâce ak doomu ndeyam ji nga xamante ne moom la àndal moo tax mu defal ñu loolu pour ñu gën a jàpp ci liggéey bi
di sant Amika di ko gërëm sànq la ñu jóge këram mu teeruñu mu teral ñu ñu ngi koy ñaanal waaye du ma wax nag te gërëmuma sama góoru marché yi waaw muy Serigne Kassé di Dame Diagne di Ali Cissé liggéey nañu guddi liggéey nañu bëccëg sonn nañu ci ñun nanguñu ñu namm dara lu ñu laaj rek ñu yëkkatu jox ñu togg nañu solal nañu yiir nañu jàppale nañu ñii ñoom la ñu yaakaar ci marché bi monsieur le maire dama bëgg nga xam ne ñii ñooy suñu góor ci marché bi ak ñeneen góor ñi benn commerçant toogul benn commerçant ñëpp def nañ ci seen loxo ñu ngi sant ñëpp ñoom Lamine Diop Lamine kenn dootu ko présenté Ablaye Baldé parce que xam nañu waaw depuis 2004 ñun la woon ak Lamine fii ma taxaw nii 2007 maa la fi defaraloon meeting fii ak ñoom Lamine Diop xam nga ne loolu yàgg na du tey waaw di la sant bu baax nag di la gërëm ne la boo tëddee nelawal ñun takk nañu suñu sër wax naa la ko depuis keroog suñu soirée bi monsieur le maire yow la ñu xam yow yaa bëgg a dëkk bi yow la ñor yow ak Moussa Diédhiou mii ak Angélique yéenay waa dëkk bi te dinañu xeex ba mairie bii nga toogaat fii doo dem fenn jigéen ñi ñun ñooy takku ba dëgër ñu xeex loolu waaw ñi nag yow ba pale kontaan nañu trop ci yow di nuyu duut ka bu baax a baax ak délégation di ko sant ne ko jigéen ñi seen xol sedd na waaw tey na jigéen ñi meroon nañu waaye tey ree nañu kontaan nañu waaw jël naa engagement. di bëggaat bu baax ci jataay bi di am mbégte bu baax a baax ci ñëpp nag ci teewaay bi ak nin taxawaay bi ba mu toll fii kon ñu ngi bëggaat ci ñëpp surtout marchand ambulant yi taxaw nañ taxawaay bu jekk ànd ak ñun gunge ñu ba fii kon bëggaat nañ bu baax di am mbégte bu baax ci Ablaye Baldé wax dëgg yàlla bëgg nañ ci moom bu baax a baax di am mbégte bu baax ci moom monsieur le maire ndax jàppale nañu mësuñoo gundu xotaal ci benn boor te ku nu mas a gundu xotaal taxaw na pour taxaw suñu digganteeg moom kon amuñu luñ koy ñaanal lu dul mu gañewaat lii muy wut ñu ko koy ñaanal di ñaan ci mbooloo mi ñëpp ñu ñaanal monsieur Ablaye Baldé mu gañewaat lii muy wut di am mbégte bu baax ci jigéen ñi nag taxawaay bi ñu taxaw gis nañ ko jigéen ñi ngi leen di gërëmaat bu baax di am mbégte bu baax ci seen taxawaay kon ñi ngi leen di sant di leen gërëm di am mbégte bu baax ñuy siyaare ñëpp di bëgg ñëpp jërë ngeen jëf. mbooloo mi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu monsieur le maire Abdoulaye Baldé ak délégation bi mu àndal ñuy ay góor ak ay jigéen di leen nuyu ci turu commerçant yi nekk marché Boucotte di leen nuyu ci turu commerçant yi nekk Ziguinchor muy góor ak jigéen bu ngeen ma ko mayee nag fii nga xamante ni nii fii la ñu taxaw muy bourgeois bii monsieur le maire Abdoulaye Baldé defe naa fii la ko commerçant yi njëkk a tàntale en 2007 moom miin na mbedd mii te defe naa mbedd mii jig na ko te du ko jigadi ku gis nen nag ni nen a ngi dama ni tey bisub dëgg la dañoo war a góob bu ñu paree dañoo war a soq bu ñu soqee ba pare dañoo war a wal dama ni Abdoulaye Baldé dina dem fukki mitin ci biir dëkk bi benn mitin bii ñu ko defal fii muy ci commerçant yi ci place bi moo ko ëpp rentabilité lu tax ma wax loolu moo tax il fallait que dama ni mbir mi du ay caaxaan dañu jëm ci lu sérieux xare wax la waxa la koy may waaye waxa la koy xañ te ki ñu ko seqal lu mu am waxa ko ko may te dafa am ñu xam am ñu xamul ñi xam dañoo war a gën a xam ñi xamul dañ leen a war a xamal nañu may temps ñi xam ñu wax pour ñi xamul xam ndax kenn ku nekk ci ñu nekk fii dañu bëgg à partir de tey bu ñu jógee dem ndax amul benn quartier bu nekk ci biir dëkk bi lu may ni am na ñoo xam ne ñu ngi fii bu ñu fi jógee dañuy ñibbi foofu kon dañu bëgg tey lancer message yoo xamante ni nii kenn ku nekk boo jógee boo demee fa nga dëkk yow yaay doon ambassadeur bu Abdoulaye Baldé pour war koo liggéeyal liggéey boo xamante ni nii li ñuy xaar pour ñu war ko koo jox ci Ziguinchor bu dimanche ca ngoon loolu mooy mission bi nga xamante ni il fallait que ñu wax ko Abdoulaye Baldé mooy mbër mi nga xam ni defe naa ku sa xel leer baa nga am vision wala dofoo wala feebaroo bu ñu la nee Angleterre a ngi nii pomme de terre a ngi nii doo fa romb Angleterre dem ni damay lekk pomme de terre rek pour sama biir fees
Abdoulaye Baldé man dama koo xam démb tey xam ko dama koo xam démb xam ko tey depuis 2004 bi muy dugg ci dëkk bi di def politique ba tey maa ngi ànd ak moom bu ma taxawee ci kanamu commerçant yi ci góor ñeeg jigéen ñi di wax di xataraayu ndax Abdoulaye Baldé mii xam na ni sama intérêt personnel taxul may wax relation bi ma am ak moom xam na ko musula xam sama soxla personnel intérêt général rek ci laa ko musa sollicité xam na ko kon yéen sama mbokki commerçant yi yéen laa bëgg a waxal candidat bi nga xam ni moom la ñu amal affaire muy Abdoulaye Baldé dañ koo jox dëkk bi 2009 ni dëkk bi meloon avant 2009 fii la ñu fekk ñun ñëpp gis nañu ko fii mu ko jëlee ak fii mu ko indi ak fii mu ko jëmee cam dama ni billahi wallahi wa rabbul kaaba xaw ma lu yàllay atte dimanche ca ngoon waaye Abdoulaye Baldé mii bis bu ko Ziguinchor ñàkkee bis bu ko Casamance ñàkkee béye boo yéen ñiy dem Dubaï bu ngeen demee Dubaï seeni commande yëpp na ngeen ko def ay torche ndax Ziguinchor danañ jël ay torche di ko niit bëccëg ba Guinée Bissau te duñu ko gis dama ni Abdoulaye Baldé bis bu ko Ziguinchor waree du leen jik ku ngeen ko mën a jënde du leen jik Abdoulaye Baldé li fi def ci ay tali Abdoulaye Baldé ci hôpital yi Abdoulaye Baldé ci social Abdoulaye Baldé ci yar bi Abdoulaye Baldé ci yërmande Abdoulaye Baldé ci teggin Abdoulaye Baldé ci lépp ci Casamance ci lépp dama ni xuloo bi nag ak wax ji mooy dama ni xuloo bi nag ak wax ji mooy carte yi dama ni carte yi dama bëgg yéen commerçant yi yéen sama mbokk yi élection yi ñu jëm du élection yi Macky Sall du élection yi keneen élection yi Abdoulaye Baldé la contact direct la entre population bu Ziguinchor ak docteur Abdoulaye Baldé dama ni ku yoroon sa carte da nga ko téye ku retiré wul woon sa carte demal nga jëli ko ku amul carte wala nga am carte te doo voté fii na nga xam ni yow commerçant boobu victoire u Abdoulaye Baldé bu dimanche ci yow lañ koy xaar te yéenay ñi nga xam ni bis bu yàlla sàkk commerçant ak commerçante bu nekk ñaata personne ñooy jóge ci dëkk bi ci ay différents quartiers yu bokkul ngeen am ay contact direct kenn ku nekk na nga jël mbir mi def ko sa yëfi bopp client boo mën a am bu ñëwee na nga ubbi boppam parce que yàqkat yi dafa bari te dafa am ñoo xam ni seen bopp yi ndox neewu ci bu ko defee nañu wax ak nit ñi bu dimanche ñu tooy la jóg ñun ñëpp ñu jëluñ suñuy carte dem voté ji bu ngoonee ñu xaar résultat yi génn Abdoulaye Baldé xam ni Ziguinchor ay goro fi nekk Abdoulaye Baldé xam ni Ziguinchor ay jaam nekkuñu fi wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. Vous êtes en direct sur la radio. Salaamaaleykum. jigéenu collectif des 5 marchés de Ziguinchor maa ngi leen di nuyu. maa ngi nuyu surtout les femmes du marché de Senghor. maa ngi nuyu les femmes du marché Mariama Diédhiou de Grand Dakar. di nuyu les commerçants du marché Escale. di nuyu waa Baneto mais di nuyu aussi waa Tilène. di nuyu jigéen ñi parce que yéen a fi gën a bare defe naa yéen a ko moom yéen jigéen ñi. mais di nuyu aussi seen góor yi ñoo xam ne ñoo leen jàppale ba lii yëpp am les grands commerçants damay bañ a lim te juum mais je pense que mënu ma si bañ a citer Massaer mais naka noonu aussi suñu xarit bi ñoom Serigne Kassé ak Adi Cissé mais aussi Lamine Diop Séeréer ak mon ami Guèye là qui vient d'arriver Aladji Guèye et puis tous les autres très sincèrement sama xol sedd na di leen gërëm ci mobilisation bi si yéene bu rafet boo xam ne am ngeen ko pour ànd ak ñun suñu liste bi c'est vrai que liste yi bari na fii mais dafa naa yéen commerçant yi am ngeen seetlu de parce que nit ki balaa ko koy tànn il faut nga xool d'abord ban profession la doon def yéen commerçant yi bëgg leen tey fay généralement ay taxes yu bare sama principal challenger bi waa impôt
c'est moom fu dem rek impôt la day yokk impôt yi di leen demander aussi ay cotisation te yéen tamit naa bëgg leen loolu keneen ci moom grawul parce que moom moniteur la donc ay baala la doy donc mais am yaakaar ni que suñu compagnonnage bu mu démarré du tey te defe naa rëccu amul si mooy si yéen mooy si man parce que compagnonnage bu rafet la ñu am vraiment di diisoo tout le temps sur les problèmes des marchés di leen aussi gërëm c'est vrai que nit ñi mbëri liggéey ak ñoom da nga am yërmande si ñoom parce que yéen yéen a yor kër yi rawatina jigéen ñi yéen ay sonn commerçant yi buñ fi amul defe naa dëkk bi aussi du avancé donc nous sommes des partenaires et ce partenariat là dañ ko war a consolider en toujours ne instaurant le dialogue seen diggante yéen ak ñun pour que ku nekk bañ a gaañ moromam loolu en tout cas décidé nañu ko poursuivre incha allah di leen gën a yaatalaat loolu ci xalaat yi je pense que Boy Séeréer wax na ko fi léegi mosoon nañu dajee waxoon naa leen que je suis tout à fait d'accord pour que ngeen am ay luuma c'est-à-dire des marchés tournants yoo xam ne hebdomadaire dinañ ko mën a def si boulevard yu mag yoo xam ne tabax nañ ko au niveau de Soukoupapaye au niveau de Lindiane léeg-léeg ngeen dem ci quartier yi au niveau de Kagnaran donc loolu vraiment on est tout à fait d'accord te waxoon naa leen na ngeen organiser wu loolu sax dina mën a dimbali ambulants yi ak ñoo xam ne dañu jaay ko ay foog jaay je pense que nous sommes tout à fait d'accord pour yombal leen loolu mu gën a gaawee am na aussi ay candidats yu dem di wër nga xam na loolu ak collectif bi newoon naa leen képp koo xam ne nekkoon na ci marché bi di nga delluwaat ci biir marché bi ça c'est un engagement qu'on a pris et que nous allons respecter defe naa bu marché bi brûlé ma gënoon am yërmande ci yéen moo tax ma bàyyi leen ci trottoir bi depuis longtemps et donc du ma leen bàyyi ci condition yooyu ñu dem ba tabax marché bi ma koy jox ñeneen kooku moom ngeen benn xalaat kenn mënu ko xalaat du xalaat en tout cas du loolu du jógee ci man te bu marché bu demee ba pare dañuy toogaat man ak ñoom seen collectif bi du marché de Tilène pour que nous waxtaan comment on va occuper le marché d'abord ceux qui étaient là et comme c'était des initiés sont les plus privilégiés parce que lu ñuy tabax ci cantine ëpp na loo xam ne moo fa nekkoon donc par conséquent ñeneen ñoo xam ne aussi ils veulent aller là-bas ils pourront y aller mais les premiers services seront ñoo xam ne ñoo fa nekkoon ce sont les prioritaires loolu wax naa ko te bëgg naa aussi ngeen yaatal seen yëf moo tax may saluer le geste de mon frère Doudou Ka dama leen jàppale ci 20 millions il faut que ngeen am ay initiative 20 millions yooyu mën ngeen ko dugal ci mutuelle bu ko defee mairie bi aussi mën na ci yokkaat pour que ngeen am loo xam ne mooy garantie parce que c'est important pour que ngeen mën a am ay montants yi important c'est vrai que DER mi ngi fii waa DER mais bu ngeen amee bu yàggul rek je pense que demoon ngeen daje ak jigéen ñi au niveau du centre Pedro Gomis dañu waxoon ne ni que waa Crédit Mutuel ils sont prêts à mettre jusqu'à 100 millions bu ngeen dugalee seen garantie 20 millions yu mairie tegaat 20 ou 30 millions bu ngeen amee 50 millions di ngeen mën a am garantie boo xam ne daf leen di permettre ngeen jël ay montants yu bare bu ko defee di ngeen mën a dem à Dubaï dem fu nekk pour jënd ay marchandises indi fi leneen li bu soobee yàlla aussi bu ñu demee ba falu parce que loolu moom c'est devenu une formalité gars yi dañuy wax rek ba ñun xam nga ñun ñu bëri wax bëriwuñu wax ñun dañuy jëf te defe naa fu ñu toog ni firndeel na ko sama yaay bi doon wax léegi yoon bi ñëpp xamoon nañ ñu meloon donc c'est devenu quelque chose de moderne ñu ngi aussi commencé nañu moderniser marché yi c'est vrai que amoon na problème mu douche commencé woon nañu fa entrepreneur bi xaw a yéex mais je peux vous promettre que dinañu defaraat douche yi mais naka noonu aussi hangaru marché yi on a déjà signé le marché commerçant ki entrepreneur bi jël na ko pour que mu defar hangar yi defaraat assainissement bi aussi je vous le promets pour les gardiens yoo xam ne wax nañ ko fi léegi pour man c'était déjà réglé bon il semble qu'il n'avait affecté 4 mu am kenn koo xam ne dafa démissionné
donc mu def 3 portes yoo xam ne war na am gardien nee na 4 portes donc bu soobee yàlla loolu aussi dinañ ko tey bu ngeen a demee dinañ fi indi ay gardien bu soobee yàlla pour déjà régler ce problème de gardiennage. naka noonu dinañu améliorer l'éclairage public dans les marchés. C'est vrai que dans quartier bu ma dem j'ai des pressions sur l'éclairage public que nit ñi fi boo commencé benn affaire rek ku nekkee laajte fu mu ne nii ñu ngi côté Lignane bon on a 500 lampes yoo xam ne ñu ngi koy installé mais je peux dinaa évaluer ñaata lampe ngeen soxla bu ko defee ñu def aussi ay projecteurs pour que marché bi gën a leer. Je pense que c'est important, ça aussi pas de la sécurité. leneen li am na koo xam ne dafa laaj pour que ñu may leen ngeen def ñu tëj canal bi def fay cantine canal bi dañ ci am projet bu rëy a rëy je pense que expliqué naa ko yoo xam ne dañuy lire ci réseaux sociaux yi gis nañu que canalu Correntas bi mooy canal bi moo jógee ci marché bi dem ba Budodi quartier bi tubaab bi ñoo ko tabaxoon c'était pour que seen marchandise bu ñëwee ba ci port bi seen chantier yi di transporter marché bi au fii finalement nit ñi di fa sànni mbalit ba canal bi suul ñun on a l'intention de réhabiliter le canal et de l'agrandir dañ ko bëgg a màggal yaatal ko ba pare jàmbat ay garab mais naka noonu aussi def ay galeries tout au long du canal donc dina am mën na am aussi ay cantines comme ni ngeen ko waxee mais cantines yooyu du commencer fii rek depuis bu doon lay commencer ba seen marché bi dina am ay galeries dina am ay cantines dina am ñoo xam ne ñu jaay leneen ni ay bijoutiers pour que ce soit une allée piétonne mais aussi d'interconnexion des quartiers c'est-à-dire que di nga mën a dox depuis Budodi ba fii ci marché bi dara du la déranger parce que oto du fa jaar mais ay vélo mën nañ fa jaar nit ñi mën nañ ci dox mais aussi dañ ci jëmbat ay garab yaatal canal bi pour que mu nekk une sorte de lac artificiel. Projet boobu le maire de la communauté d'Agde Méditerranée ñëw na fi bu yàggul on en a parlé ñëw nañu def visite yi la ville de Bari en Italie ñu ngi ci la ville de Havre en France ñu ngi ci. Donc ñu ngi liggéey ci projet boobu pour le présenter au sommet mondial de l'eau qui aura lieu en mars pour que ñu defal ñu financement bu bëri am nañu déjà 1 milliard mais les 1 milliard ce sont les Italiens qui l'ont mis sur la table pour les études marché boobu le projet ñu ngi koy évaluer à plusieurs milliards peut-être ay 25 milliards parce que dañu bëgg a def vraiment un projet révolutionnaire nee naa sama collaborateur yi bu ma paree projet boobu mën naa jël sama retraite dem tëddi nelaw parce que j'avais fait quelque chose de grandiose pour ma ville te loolu vraiment maa ngi leen di waatal ni que dinañu gën a rafetal suñu dëkk parce que pour que seen commerce fi dox pour que nit ñi di fi ñëw il faut que dëkk bi leer il faut dëkk bi set il faut que dëkk bi naat te loolu je pense que ñu ngi ci gis ngeen ni que de plus en plus les gens viennent visiter les gens s'intéressent à Ziguinchor léegi maa ngi leen di ñaax sax ngeen tabax hôtel parce que Ziguinchor boo réservé wu dès mercredi le week-end doo am hôtel donc naka noonu avion yi tout est plein ça veut dire qu'il y a de l'activité te loolu c'est très important pour vous yéen commerçants yi donc vraiment di leen wax ni encore une fois kontaan naa trop si awma seen fay yàlla fay ci seen organisation bi di ñaax sama sœur bi di Amika c'est vrai que sama xarit la bu yàgg ñoo doon toog benn place au lycée bu ñuy jàng mu nekk sama xarit bu yàgg di ko ñaax aussi mu continuer di leen jàppale parce que c'est une femme d'affaires c'est une pharmacie nee naa ko pharmacie ay commerçant lañu comme yéen rek te ñoom la ñuy jaay garab rek yéen leen di jaay épices donc moom docteur Moussa Diédhiou war nañ leen war a jàppale te Moussa Diédhiou wax naa ko ni bu jëlee conseil départemental yi gis nga luuma yi ngeen doon def fii seulement Ziguinchor il faut ngeen koy def Niayes di ko yóbbu Niassia di ko yóbbu ci biir village yi pour que ñooñu aussi au lieu que ñu déplacé wu ñu ñëw fii le marché syndicat bi ngeen wax bu Boy Séeréer wax boobu ñu ngi ci liggéey depuis longtemps très sincèrement on est tout à fait ouvert pour que ñu discuter si parce que loolu déjà dinañu dimbale parce que ñuy encombré yoon yi généralement mooy ñu jógee ci àll bi di ñëw di jaay ay légumes te ñooñu bu ñu leen amalee barab boo xam ne foofu la ñuy ñëw di fa laal nit ñi di fa ñëw jënd en gros dootuñu ñëwaat fii di encombrer seen place yi donc ça c'est une excellente idée
on est tout à fait prêt à y travailler parce que déjà, nous avons ligué avec le ministère de la Pêche pour construire un marché du poisson. À côté de Boudodi, mon projet aussi, c'est un projet bien avancé. Donc, comme ça, on a de bonnes perspectives ensemble. Que nous collaborons sur le raffermissement. Rafetal en tout cas gën a rafetal encore collaboration yërmande bi am suñu diggante yàlla aussi continuer ko maa ngi leen di gërëm bu baax a baax vraiment aw ma seen fay te xam naa ne le 23 di ngeen ma voter massivement di gagner affaire yi jërë ngeen jëf